asalaamaaleykum Yandé jërëjëf di nuyu aussi waa Thiey Dakar yëpp di dooree ay kaddu gërëm ak sant ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ci Thiey Dakar nga xamante ni tey comme ni ko tur bi wuyoo rek Dakar bëri na lu bari lu fi doy waar te nit boo amee lu la jaaxal da nga naan Thiey moo tax ñu ne Thiey Dakar jërëjëf di leen nuyu ñëpp ak internet yi. dëgg la ku wax chroniqueur wax càmbar li nga xam ne moom mooy actualité bi temps yi actualité politique bi dafa jëm ci li ci gën a fës ci candidature Karim Wade ak sortie bi nga xam ni ministre de la justice def na ko wax ni candidature Karim Wade loo xam ne yoon nangu na ko waaye itam génn boo xam ne Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur def na ko wax ni kii di Karim Wade inscrire wul ci liste électorale yi nan nga jàngatee yooyu noonu. waaw pour d'abord mbirum Karim Wade dafa nekk mbir boo xamante ne ñoom si seen biir xam nañ bu baax lu xew muy waa PDS commencé ko par Madické Niang maître Amadou Sall Macky Sall ak premier ministre yi ñoom xam nañ bu baax li nga xamante ne moom moo xew ci mbirum Karim Wade mais dañ ko dul wax donc te lii bu yàggee day confirmer deal boobu deal international boobu Idriss Seck doon wax parce que boobu ba tey Karim Wade mënu ma comprendre tey jii man yàgg naa ko xam ne Karim Wade dafa dem purger sa peine là-bas continuer fa parce que c'est prisonnier à ciel ouvert 5 ans yi ñu ko tëj tant que matul du ñëw ci réew mi ñaareel bi mooy ku mel ni Karim Wade tey mënuñu laa ay nit du ñu créer ay mouvement jàppale Karim dooleel Karim lu nekk ñu tëj la génne la ba nga génn amoo sax fit taxaw def benn vidéo bu 5 minutes ne serait que sur YouTube pour remercier leen donc y a quelque chose musoo taxaw def benn déclaration audio wala dara nanguwoo ko y a quelque chose am na lu ñu interdire sa réew bi nga xam ne da nga nekk yaa sénégalais nga élection législative yi ku musaan dégg Babacar Gueye dara wax na dégg naa Karim Wade dina ñëw campagne si ba tey may wax yéen gisuñu Karim Wade donc man mënumaa gëm ni tey jii Karim Wade dina ñëw Sénégal di battre campagne wala mu bëgg a nekk candidat wu PDS peut-être ñoom ñoo koy wax di jéem a dalal xelu nit ñi di jéem a retenir seen militant mais xam nañ xel ni Karim Wade gëmu ni dina ñëw Sénégal parce que à 7 mois des élections nga waroon a mën a ñëw instant bi def tournée 2 fois tour du Sénégal dem wax ak waa diaspora bi xool yan jafe-jafe tey jii moo xew ci sa gannaaw ba nga fi jógee yu Sénégalais di dund xool ban programme ngeen war mën a tegal je pense que ni boo waroon nekk candidat loolu nag moo ko war a jiitu d'abord fexe ba ñëw saafanteeg nit ñi xam jafe-jafe nit ñi mais doo ko kal ci groupe WhatsApp bi kese bëgg na yow yaa war a mën a nekk candidat ci parti bi nga xamante ni moo gën a am doole ci opposition bi je pense que ni doon na doxalee leneen lu dul nii donc man damay mën naa entre guillemets confirmer li nga xamante ni moom la ministre de l'intérieur wax confirmer li nga xam moom la ministre de la justice wax wala peut-être ñu xoole ay droit ay hommes de droit yoo xam nañ lu yoon wax ci kaawu Karim Wade mais man si sama gis-gis gëmu ni Karim Wade dina nekk candidat wu PDS bi yow waa PDS xooli plan B wala am nañ ko sax dañuy jéem a naq saale nii mais xam nañ bu baax lu ci biir Karim Wade lu lees waxul. mu mel ni PDS moom dafa laxasu ci Karim Wade comme ni nga ko waxee waaye itam nga wax ni am nañu plan B xëy na dañ ko fësalu yow tey en tant que chroniqueur di càmbar li nga xam ne moom mooy actualité bi bu doon xalaat ci plan B boo xam ni parti démocratique sénégalais am na ko ban lay doon. non ñoom du ñu ko wax parce que bu ñu ko waxee seen parti tas. am na ñu bari ñoo xamante ne sàmm seen kóllëre ak la famille Wade moo leen bàyyi ci parti bi am na ñoo xamante dem nañ ba mënatuñu ko ñu retiré wu ñu si mel ni le cas de Samuel Sarr bu yàggul Farba Senghor amul tey fi mu nekk ñaari moo yu mu lay wax te waxul dara Karim Wade donc ñooñu ñëpp loolu moo leen bàyyi woon ci parti bi ba xam ne loolu mënatul nag wala neexatuñoo Karim dañoo rek génn am na ñu si bari ñoo xam ne tey bés bu ñu ne Madické Niang mooy doon candidat bi wala Omar Sarr keroog la ñuy bàyyi parti démocratique sénégalais donc loolu la Abdoulaye Wade bëgg a téye moo tax ba léegi mënuñoo wax ni mënuñoo gëmloo nit ñi ne Karim Wade du candidat mais man ci sama gis-gis ak ci sama xalaat ak sama seetlu gëm naa ni Karim Wade du candidat te ñoom xam nañ am nañ plan B bu ñu ko waxee léegi seen parti tas moo tax du ñu ko wax mais ñaari tur yi ma la wax tey bu ñu doon am plan B tey ñoom ñaar je pense que ni dina ci nekk kenn wala pourquoi pas ñu dem indi Pape Diop wala ñu dem xoole Idriss Seck parce que politique tout est possible Abdoulaye nee na on dit jamais en politique. d'accord ci biir kóllëre boobu nga wax ni moom la ñu bëri di sàmm moo leen bàyyi ak famille Wade moo leen bàyyi ci biir parti bi am na keneen koo xam ni Wade daf ko doomoo woon Idrissa Seck d'ailleurs sax moom nee na ñi nga xam ni ay doomu Wade lañu te Wade doomoo woon leen nañu contribuer bu ko defee ñu fay li nga xam ni moom la Karim Wade amel nguuru Sénégal. waaw xam nga Idrissa Seck dafay politique ah parce que tamit quoi qu'on puisse dire mën nañu wax ni aussi bokk na si ñu gën a xarañ ci wàllum politique. du ñàkk aussi ki nga xamante moom la bàyyoo muy Abdoulaye Wade moo ko waral mais man dama gëm ni
bu ñu fàttali ci ay kàddu moom moo njëkkoon wax ni Karim Wade deal la def ak Macky Sall bañ ko libéré ba mu dem ñëpp ñu ngi koy fàttaliku. donc bu ëlbatikoo ñëwoon wax li peut-être diggante bi am na ay lu tax lu xew si diggante ak moom ak Ablaye Wade ba mi ngi wax sax naan Macky Sall bu bëggee jàmm na jubóog Ablaye Wade bàyyi Khalifa Sall. donc dafa nekk fi mu nekk di politique c'est peut-être aussi pour récupérer action yi nga xamante moom la yàgg réclamer ci parti démocratique sénégalais ne moom moo fay actionnaire majoritaire loolu ñëpp yàgg nañ ko dégg. am na aussi ñu bari ñoo xamante ne aussi biir PDS tey jii bu ñu demee ba Karim Wade tey jii lu ñu koy tuumal mu dëggu ñu xañ ko mu nekk candidat ñu bari yaakaar na lu bari ci moom lay ñëw donc moo tax fi nekk ni mu nekk di wax loolu pour jéem a taxal digganteem aussi ak militant PDS yi nga xamante ni yàgg nañu ko yàgg na amoon ay jafe-jafe nga xam ne léegi comme nee na léegi Karim Wade rakkam la Ablaye Wade baayam la donc loolu dina si nekk di jouer donc fi nekk day jéem a ràcc jëmale ci booram ndax mu dëll ci loolu laa mën a jàngate ay kàddoom mais est-ce que lu mu gëm la loolu je pense pas parce que tamit quoi qu'on puisse dire Idrissa Seck am na lu bëri loo xam ne ci son passé wax na ko ci digganteem ak Karim Wade donc nag peut-être bu ñu jéggaloo wala ñu baalonte léegi lu bëri dañ koy fàtte mais xam naa ne aussi waa lu ma gën a jaaxal aussi mooy communiqué bu waa comité directeur bi génnee bu xaw ma bureau politique bi di ñaawlu lu Idrissa Seck wax donc lu dafay gën a mel ni Idrissa Seck mi ngi confirmer li nga xamante moom la ñu daan Karim Wade te waa PDS ku leen xam-xam ne yàgg bañ loolu. mu mel ni kon stratégie la bu Idrissa Seck lan. bu fekkee ni Karim Wade nekk lu candidat ndax ay daan yoo xam ne nguur teg na ko ci kawam lu bëri ci PDS dafay dem ci moom waaye am ñu wax itam ni bu fekkente ni Khalifa Sall nekkul candidat lu bëri ci ay nitam dañuy dem ci Idrissa Seck mu mel ni bu fekkee loolu yëpp antu na dina am benn poids boo xam ne dina nekk ci ki nga xam ne mooy leader réew mi mooy xam nga Idrissa Seck mu am poids bu bañ a am poids yëpp dama yàgg wax man te lu ma gëm la que Macky Sall di président de la République ñaari nit la ragal ci Sénégal wala ci jox cër ba mu ëpp muy Abdoulaye Wade Idrissa Seck donc boo xoolee Idrissa mooy seul leader bi nga xam bu waxee gouvernement bi yëpp paniqué ba ci commençant par notre cher président de la République donc mu nekk loo xamante ne aussi moom moo ko mën a sonal parce que sénégalais yëpp dañoo wax ni bu ñu éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall te ñëpp gis nañu aussi diggante bu tax bu am léegi si diggante Idrissa Seck ak Karim Wade ak diggante Idrissa Seck Khalifa Sall aussi ñëpp xam nañ ko donc ay nitam Bamba Fall d'ailleurs moo ko njëkkoon wax mu ne bu ñu éliminer Khalifa Sall Idrissa Seck mooy nekk suñu candidat am na waa PDS yu bëri yoo xam ne aussi ñu ngi waxtaan ci suuf lu ni mel la ñuy waxtaanee donc mu mel ni moom mooy profité ci coup bi am na yu bëri waa APS dañoo wax naan Idrissa Seck ñaanu yàlla Khalifa Sall génn donc loolu bu ko waxee rek ñi ngi wax diggante loolu waxu politique la parce que politique ñoom aussi xam nañ ni politique jaral na leen lu nekk jaral na leen sacrifier ses relation amicale ak nit jaral na leen sacrifier sax ñu ngi bokk ndey ak bàyyi donc loolu si ñoom seen dund la mais gëm naa ne tey nit kenn yéenewul kenn kaso man lu ma gëm ni mooy jullit bu muy wootee bu dee dëggu na ci moom je pense pas que ni mu yéene Khalifa Sall mu def ci kaso bi donc je pense que yéene gu muy ñaanal Khalifa Sall mu génn ci kaso bi lu mu gëm la diggante jàng na alxuraan tamit diggante jéggalu bu am ci digganteem ak Karim Wade ba ñu delluwaat aussi gëm naa ne lu dëggu la donc après nag nit ñi ñoom ñooy jugé man wax naa ko ci waxati ko de ak ci koor gi ñu jógee musuma jaxaran Idrissa Seck musuma ko sànni sama carte pour mu leer ni Sénégal itam ñu ne la kii peut-être lii la wala lii wala sant yi daje moo tax mais musul am sama carte électeur donc loolu il faut mu leer damay wax li nga xam moom laa gis te gëm ko. waaw gannaaw électorat boobu nga xam ni Idi mën na ko récupérer muy nekk lu koy dooleel am na itam coow loo xam ne juróon na ko fii muy mbirum Maka ak Barka ñu bëri jàpp ne mën na wàññi lu bëri ci poids yow en tant que chroniqueur noo jàngatee loolu moom bëgg moon saw ñaar comme moom nday mbili bi jéggalu woon na te peut-être fu mu doon waxee ak fu nit ñi xalaatee ak fu ko nit ñi yóbbu parce que tamit am nañu wax boo xamante ne ñi si wax ñu bari dégluwuñu lu Idrissa Seck wax ñu si wax ñu bari ñi ngi déglu ñu ngi lire lu Bamba Ndiaye bind Bamba Ndiaye di ancien du pub messager ñi ngi déglu wala ñi ngi seetaan lu Sidy Lamine Niass wax te boo seetaanee si ñaar yooyu rek da ngay juum ci lu bari parce que tamit wax naa ko fi waxati ko am na aussi loxo état boo xamante ni mi ngi ci ginnaaw di xumbu taal wi di dugal matt yi gars yi di jax ulema imam yu jóge fële ñëw taxaw wax ay imam bu nekk fu imam nekk taxaw di wax yoo xamante ni vraiment ñoom ñuy koo leen laaj ndax déglu ngeen kàddu yu Idrissa Seck wax du ñu la déglu nañ ko lu Sidy Lamine Niass wax la ñuy dégg tontu wala lu ñu liir lu Bamba Ndiaye wax ñu tontu pour man nag as gor du doxalee noonu nit da ngay jéem a xool ku wax nga déglu ko jaxran
nga xam ne yow moom gémmiñam sa nopp moo la may nga wax nga mën a commenter. am na si ñoo xamante ne dañ leen di wax ne leen lu ngeen di xaar pour réagir si kàddu Idrissa Seck yi ñu tëb wax mu nekk loo xamante ne dañ ko jéem manipulation la yoo xam ne dañ koy def pour mën a continuer si logique bu ñu nekk mooy éliminer leurs adversaires yi nga xamante ne tey jii mooy ku ci mel ni Karim Wade ku ci mel ni Khalifa Sall ñu ñëw nekk kii si lu woon nañu ay chantier Thiès bu njëkk Idrissa génne benn lettre publique ne nañu créer jury d'honneur pour ñu mën a leeral mbir mi gars yi jël wax boobu keroog këpp tëj keroog boobu tey déggatoo ñu wax lu benn yoon waxu chantier Thiès xaw ndax yaa ngi koy fàttaliku donc ñu ne occasion bi duñ ko bàyyi mu rëcc nañ ci jaaraat mais je pense que ni moom wax na ko nee na ku ko jàng ci politique xarañ na je pense que am na ay argument am na ay nit yu ko mën a tontul pour mën a leer mais je pense que ni pour dina rebondiraat ci seen politique bi je pense que loolu ça n'a rien à voir ak politique parce que gis nañ ci suñu ministre de la justice dem ba Jérusalem ñëw sol seen képp yooyu toog di fa julli kenn waxu ko donc je pense que ni am na yoo xamante ne bu ñu bëggee boole politique religion rek dañuy génn ci logique bu ñu nekk parce que Sénégal suñu premier président nekkul woon jullit ñun 95% musulmans yi ñu wax est-ce que yoon nañ jikko jullit d'abord je pense que ni tey jii man lu may wax rek mooy su may xeex wala su may wax Sénégal moo tax may wax mais pas du sénégalais yi ndax bu dee sénégalais ak sénégalais kese jaru ko ñun ñoo gën a mën a yéenanteel suñu morom lu bon ñun ñoo gën a mën a fekk suñu morom liggéey toute sa vie ñu jël ko daaneel gis na ñaata kër lañ fi gis ñu daaneel ko maa ngi xalaat may mën a buso luñ ko def est-ce que loolu julli dëgg dina ko def xam nga dem ba Maroc xaw ma Arabie Saoudite jël fa ay naar yoo xam ku leen xool xam ne ñii duñu ay saoudien ñi jël taxaw naan Idrissa Seck ay son excellence président kenn xamul lu ñuy wax. ndax da nga yaakaar ni njiitum réew mi dafa nekk ci. non budul njiitum réew mi tamit am na ay nitam yoo xam ne dañuy jël dañuy manipuler mbir mi di ci xëpp ay taal. parce que dañu wax récemment que ni am na oto boo xam ni kii nga xam ne mooy soxna njiitum réew mi xam kii Bamba Ndiaye ak Koppar. waaw loolu voilà loolu déjà man dégg naa ko mais bu ñu ko waxee tamit du ma bett en connaissant la personne xam ni 3 mois avant moo transhumé def nañ maa moom benn émission keroog lu mu fa yàqul Macky Sall amul boobu temps mi ngi woon ci Malick Gakou gannaaw ba mu transhumé maa moom ñu dajee ci benn bër ma nag monsieur le ministre yow de je pense que nii war nañoo mën a génnewaat émission bu ñu defoon y a 3 mois mu ne ma ëpp naa def kaa ñu defaat bu bees donc moo lay wan y a un problème ba ñuy wut changement ak ba ñuy wut ay soppeeku suñu institution yëpp dañoo bëgg lu woon ni mais régime bi ñi ngi def pire li nga xam moom la Abdoulaye daan def parce que je pense que ni tey jii ñu daan transhumé tey la wàllu gën a ay ñu fi daan nekk daan jaay seen ngor tey la wàllu gën a ay maa ngi xalaat kii di Modou Diagne Fada nekk ni mi ngi xool nu muy ban tànk lay jaaree Souleymane Ndéné Ndiaye waxatuñu ko Abdoulaye Mbaye Peex berki démb bu ngeen bëggee mën naa jox sax vidéo bi nga xamante ni monté naa ko ba pare ci lu mu fi waxoon ak lu mu fi waxaat mu ne moom bés bu bàyyee Abdoulaye Wade dem ku mu wuti war na kaa mën a ragal ku mu wuti rek war na kaa ragal mbéyk de mi ngi taxaw fi di ñaanal Macky Sall ñu élu ko premier tour te pourtant Abdoulaye ba muy wax ba léegi mi ngi dund PDS ba léegi mi ngi fi ak ñeneen ak ñeneen yow bu ñu ko doon limté suñuy tool boy ay awa kudd Njaay xam naa sax kudd bi lay bañ mais bon loolu lañ ko xamee ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ji ngor fu mu nekk nii dafa jeex ci réew mi fu mu nekk nii. mais nga tudd léegi lu am solo muy coppeeku changement ak li nga xam ne moom mooy institution yi ñu jógee ci lu am solo muy modification code électoral bi mu am ci ponk bu am solo muy loi kii bi parrainage bi nan nga jàngatee loolu ak coow li nga xam ne rumandaat na ci diggante li nga xam ne mooy mouvance présidentielle bi ak opposition bi jëmale ci code pénal boobu. xam nga parrainage bi c'est pas du sérieux parce que mënuñoo toog à 8 mois des élections nga bëgg a def ay soppeeku rëy ci code électoral bi lu ci mel ni parrainage mooy lan war nga dem wuti ay signature yoo xam ne tey jii gën ko néew 58000 jàpp 65000 signature candidat bu nekk war nga ko mën a am yow déjà assuré go à 100% pour sénégalais bu nekk am carte électeur am assuré go à 100% dëkk yi war am bureau de vote yëpp ñu am ko ay abri provisoire la ñuy defar nga xam ne bu naawee bu ngelaw ñëwee yëpp jaaxatoo gis nañ lu xewoon Touba ci élection yi passé assuré wuñ yooyu yëpp bëgg a taxaw ne da ngeen def parrainage boo xamante ne amu leen les moyens techniques pour vérifier signature yi nga xamante ne ñi ñu ngi koy def ba léegi waxuñu ko
parce que tamit élection législative yi passé soxna si man dama nekkoon si liste candidat indépendant sa ay signature lañu daan wut dañ wut comme ñëpp mais tey mënuñoo wax ni tey signature bi fiable na wala fiable ci yeneen liste am na ay liste yoo xam dama ko daan gis ay turu jigéen di commencé xam ñëpp xam nañ suñu carte d'identité nationale jigéen 2 lay commencé benn tour da nga koy gis ci kaw gisaa ko ci suuf tey ñu si mel ni ay kii Serigne Mbacké Ndiaye mouvement la yor fan la jaar ba am 30 000 plus de 30 000 signature koo xam mënu am benn député am nañu suñu bari ñoo xam ne tey jii seen signature fan la jaar donc sérieux amu ci te loolu mooy continuer waat ci élection présidentielle yi dem ba dernier mois di éliminer ay candidats yoo xamante ne duñ ko teg fenn pour man loolu mën nañu ko waxtaanee ngir 2024 diggante bi ñu teg ay moyens logistiques yoo xamante ne matériel yu méngoog jamono pour ñu mën ko dox parce que gisuma lu fi yar yàqamte lu gisuma lu fi jar daw bay daanu waaye coûte que coûte rek ne il faut mu am falaa bu dee dina am ba mu jaral leen lu nekk donc am na loo xamante ne lu mbir lu lees waxul ci biir nag loolu mënuñu ko xam te tant que yegguñu si. beneen coow bu bees mooy coowal Prodac ak ministre bi nga xam ne moom mooy Mame Mbaye Niang d'ailleurs sax mu joxe woon démission te président nangu ko ban jàngat nga am. waaw xam nga loolu man dama si dégg ñaari mbir dama dégg ñu ne démissionné na président nangawu ko après ma gisaa beneen communiqué gouvernement bi di démentir que ni moom musu ñëw xaw ma bañ ak xaw ma lu je sais pas communiqué boobu. ba si mujj maa ngi dégg ñu ne reprendre le service ci koo xam ñu ngi lay tuumal mbirum 30 milliards tey nga nekk fi di yaabe di dem fu la neex donc si télé yi di wax di expliquer te koo xamante ne mi ngi ci kaso ba ci 1 milliard 800 lañ ko fa tegee te nee nañ sax mbirum tuuma détournement de biens publics xaw ma yooyu kenn di faxas nañ ko set ba mu set nga jël ko tëj ko man pour man bu fekkoon am na ngor dafay def comme nu Mamadou Seck defoon xaw ma ñu ngi koy fàttaliku bañ koy doog a fal ministre des finances Walfadjri boobu temps génn benn article ci moom ci yu mel nii dafa démissionné ne Abdoulaye Wade dama bëgg justice def travail librement ba pare en toute indépendance bu ñu ma setalee ma ñëwaat ñu setal ko mu ñëwaat dans les affaires pour man as gor bu ñu la tuumalee mais donte fistine la sax noonu nga war a def waruñoo taxaw di xaar bu ñu la bañee bu ñu la nangul yëpp yow de gré de force nga ni la man maa mënatuma il faut ñu setal sama jar ba pare procureur tamit jug taxaw jël ay responsabilités am 30 milliards du caaxaan 30 milliards budget ministère lëmb la 30 milliards mën na créer combien d'emplois côté jeunesse ñàkk bu fët bu tar ci réew mi 30 milliards lu mu ko mën a saafara ñaata entreprise la mën a créer suñu xaalis nag ak OFNAC dañoo war a jug taxaw ñu lijjanti coow li am ci Prodac xool ñu si tax ñëpp ñu seen loxo laal lépp ñu jël leen corriger leen parce que loolu mooy wane ni tey am na justice bu indépendante loolu mooy wane ni tey ji nguur gi fi nekk amul ku mu am ndey ku mu amul ndey tey yàgg nañu dégg coowal kudd bi ak Cheikh Omar Anne affaire poste ak avec Siré Dia bari na tey poste boo demee tey poste dafa surchargé doo demee tey bureau poste yi ci bari 2 personnes ngay fekk par guichet tellement que ay recrutement politique yoo xam am ñoo xam ñi ngi fay ko salaire te mosu ñoo teg seen tànk poste boo demee Thiès ñëpp poste ñi ngi si poste bi yooyu la ñu war a jéem a xoolaat mbir yooyu ba pare bu fekkee dañoo bëgg a kuy diggee sangu day fekk nga seet ba pare bu ñu boobaa nag bu ñu tegee daan nit Karim Wade wala Khalifa Sall Sénégal yëpp xam ni kat bal bi yat bi ñëpp lay yemale mais loolu ba léegi moo jaaxal nit ñi moo tax Prodac bi procureur dafa war a jug taxaw jël ay responsable dem ñu jéem a leeral mbir mi mu bañ nag comme dossier yi ko jiitu woon tamit ne mel ni lépp fu mu doxee tàbbit géej. beneen ponk xëy na pour tëj li nga xam ne moom mooy volet politique bi ñëw ci volet social bi 2018 président de la république déclaré ko li nga xam ne moom mooy année sociale mu am ay programme yu bëri yoo xam ni lal nañ ko wala boog tëral nañ ko mu jëm ci côté boobu waaye terewul boo déggee askan wi ñuy waxee dafa mel ni amul benn répercussion positive boo xam ni sentir nañu ko ci yow lan ngay jàngatee situation boobu. xam nga man sax naa président bu yëgoon du wax loolu waroon naa bàyyi Sénégal yàgg dund si ñàkk gu ñu tàmbale woon ba tey parce que tey damaa gis sax ñu ne Sénégal bokk na ci 5 pays Afrique yu gën a yokkute ci année bi maa ngi koy déglu sànq si rajo bi mu nekk loo xam ne aussi est-ce que tey sénégalais bi tey bi am na ñu bëri bu ñu leen ko laajoon tey du ñu gëm loolu man bu ñuy gëm loolu aussi ay croissance économique 7% Sénégalais dañu bëgg xam ndax croissance économique ndax lu ñuy lekk la ban marque ceeb la ban marque diwlin la parce que dañoo sonn Sénégalais yi tey mënoo dox 20 mètres boo xamante ni nit dogaale wu la yalwaan boo demee tey ci buntu magasin yi dafa métti liggéey amul man keroog maa ngi waxtaan sama benn xarit sax ma ne ko damay créer mouvement mën a kaas mu ne ma yow de kaas rek ngay def xamuloon mën a kaas lu muy tekki ma ne ko mooy mouvement des cas sociaux
mouvement national des cas sociaux parce que tey ñëpp ay cas social la ñëpp ndax ñàkk gu nekk ci réew mi te pourtant diggaluñu woon li waxoon na dina wàññi dund bi tey dund bi yokk nañ ko yokk boo xamante ne tey ji am na benn arrêté bu génn le 27 avril boo xamante ne lépp loo xalaat ci bànqaas yokk nañ ko Sénégal ciment bi ci la bokkoon gars yi ñëw yuuxu rek gars yi delluwaat ginnaaw donc nañu yërëm askan wi parce que njiit bu la gën a baax mooy njiit bu la gën a mën a yërëm askanam te je pense que nag ñun boo demee secteur santé mi ngi feebar Sénégal kenn santu leen santé ndax ñëw bu ñu feebaree duñ fi fajoo seen yoon ci santé éducation fi mu nekk nii dëkk bi xoolal dañuy grève pendant des mois et des mois bu dernier mois bi jotee ñu bëgg a jël xale yëpp surchargé ko seen bopp yi bourrage bourrage de cerveau lañ leen defal. nekk loo xam dafa doy waar tamit seen doom yi jàngee wuñu fi seen doom yi jàngee wuñu ci privé bi foo laal la noonu la mel te secteur santé ak éducation ñëpp xam nañ li ci nguur war a taxawoo malheureusement dañ ñëw seetaan donc Sénégal côté social vraiment dafa doy waar métti dëkk bi métti na trop pour tëjee loo xamante ne aussi bokk ci mu nekk loo xam ne aussi dama ko seetlu ci réew mi te buñ ci waxul dina jur lu doy waar mooy je veux pas faire de pub mais mooy magasin Auchan yi nu ñu nekkee ci dëkk bi wax dëgg yàlla suñu frères yi suñu mbokk yi daan yor boutique yi ñëpp xam nañ seen jaay doxatul parce que tamit dëkk lépp loo gis da nga ko war a réglementer Auchan Europe bu mu jugee am na ay zones yoo xam ne fa la ñu leen mën a permettre ñu ubbi ko muy ay grande surface mooy tey boo jëlee Dakar ku mel ni Corniche yi lu mel ni côté Bourguiba Sam fu mu nekkoon yu mel noonu mën nañ fa nekk mais pas koñ buq boo gis instant bu yàgg nga tabax fa benn Auchan loolu je pense que loolu baaxul ci suñu économie réew loolu nguur gi daf si war a jël ay matuwaayam wii bu continuer boutique yu bare dinañ tëj te commencé nañ ko ñi ngi yàq suñu économie nañ yemale fu ñu leen xamante ne ay zones yi ñu tracé leen ko fu ñu war a yem ñu yem fa foo xamante ne borom boutique yu yem fa war a jaay ñu yem fa wala bu ñu bëgg ñuy créer ay Auchan City wala Auchan Express yoo xamante ne mën nañoo nekk si biir dëkk yi mais ñuy jaay comme lu nit ñi di jaayee normal tamit loolu aussi bëggoon naa ko lancer mu nekk loo xam ne aussi bu ñu si waxulee tamit wax dëgg yàlla dina yàq lu bari da am ñoo xam ne dañoo yàggoon investir ci côté boutique yi pour mën a nekk ko bitiro ñibbisi di jaay ci investir loolu mais seen njaay demeetul noonu président bu ci mënee wax daal ñu gën a mën a xoolaat ni ñuy réglementer magasin Auchan yi ci dëkk bi. bitim réew yaa ko tudd léegi gis nañ ni ku fa bëri tànk nga temps yi ñu nemmeeku fa benn insécurité boo xam ne Sénégalais yi jóge fi nekk fa ñu ngi koy dund ñu ciy faat ñu bëri ci seen kii noo gisee taxawaayu état Sénégal ci cas yooyu nga xam ne jot na am. jërëjëf question bi moom nekk na question bu ma gën a neex parce que ku ma xam yàgg naa ci wax tey boo jëlee seen moteur de recherche ngeen dem Google ngeen xool lettre ouverte moo defoon président de la République tuddee ko sur les multiples cas d'assassinat l'État opte pour le silence mu nekk loo xam ne dafa doy waar état bi taxaw di ñu seetaan boobu dama defoon liste bi yëpp ñi ñu rey ñëpp dama defoon seen liste en 2014 loo xam 2015 léegi lu si yokkoon moom kenn mënu la xam nu mu toll boobu ba tey état bi kenn mësu kaa dégg 2012 ba 2017 maa ngi ciy wax kenn mësul dégg état réagir si ba 2018 bii nag si lañ commencé di gis mooy cas yu Espagne yu mujjoon yamoon Italie Espagne ci lañ dégg état bi wax parce que ñi ngi woon ci 2018 ma leen 2018 moom tour de famille sax boo ko xewlee état bi dina réagir parce que année électorale boo xamante ne tey jii ci la ñu mën a war a mën a jàpp pour profiter pour mën a campagne mais Sénégal yi nekk extérieur xam nañ ni ça fait 5 ans 6 ans ñi ngi dund cas yu mel ni du lu bees xaw ma la nag wax dëgg yàlla sénégalais yi jàmbaar lañ leen xamee am jom lañ leen xamee ñu ñuy rey ñëpp mosoo dégg ñu ne kii si baar lañ ko reyee wala dara ci ay liggéey daw dàqe ci yooyu lañ leen reyee ci lañ leen reyee mu nekk loo xam ne aussi lu ñu war a xoolaat la dëkk yooyu naari ñi ngi fa nekk di def naka sulul noonu sud américain ñi ngi fa nekk di def naka sulul noonu ñun nag ku ñu rey ci toolu xale ba nga ñu reyee ndax immigré bu kontaanee rek mooy yónnee na njabootam dañ fa nekk nag yàlla dogal na amuñu ay këyit boo amulee këyit mënoo liggéey si yenn liggéey yi njaay ngay am pour mën a suturlu donte nag aussi nekkul damay défendre lu ñuy jaay peut-être ay contrefaçon la du ma ko défendre mais je pense que loolu warul mën a jar dàq nit bay faat bakkanam wala nga ñëw tiim nit dóor koy fetal rey ko suñu gouvernement du réagir ndax aude nu mu la gisee la lay ëwalee loolu su ma ko waxee rek sama xel tout le temps dafay dem ci benn sénégalais bu ñu naan Massar Ba nekkoon Argentine kooku maa moom ñoo bokkoon lu ñu naan xeex ku ñu musaan rey wala lu mu musaan wax ci immigration mu ma daan njëkk woo félicité ma
ku musaan am problème Argentine Massaba moo ko daan lijjanti kooku dañoo xëy fekk ci benn poubelle ñu sànni ko fa rey ko anam bu doy waar lu ma lay wax ni keroog fu nekk woote naa fa mais ba tey kaawa mënuñu wax ne la ñii ñoo ko def wala ñoo jëf ñaaw ji anam boobu kenn mënu ko imaginer ni dañ ko def nit man fa laa xamee ni rey wax dëgg yàlla tant que rey ñu ku la jege rek doo mën a xam naqar fu mu toll donc maa ngi massawu famille yëpp ñi nga xamante ni tey jii dañoo rey seen doom seen i frère seen i jëkkër ñi leen massawu di appeler état aussi mu jéem a gën a gëstu gën a bàyyi xel immigré bi parce que tamit kuy dugal plus de 1000 milliards ci réew loolu du ay caaxaan donc wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci waxtaan bi loolu moom nekkoon ay kàddu yoo xam ne bëggoon naa ko sànni suñu mbokk diaspora bi. peut-être ñu jeexal ci benn point sport comme mooy actualité internationale bi ak coupe du monde bi ak participation bi nga xam ni Sénégal mu ngi ko ciy def am nga ci jàngat ban lay doon. waaw xanaa kontaan rek comme lu Sénégalais yëpp kontaanee gis nga ba mu xëyee soo ba léegi mayo laay wër ndax man amul mayo bu ma jot gars yi seen mayo dañoo ndaw trop quoi donc mu nekk loo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan parce que fierté dañuy fàttali en 2002 lu nga xam mbégte yu ñu daan dund te di ñaan yàlla rek. ñu delloo ndam li si suñu borom bañ si boole benn bokkaale te xam ni aussi yàlla mooy maye yàlla moo ñu may xañ ñeenti équipe yi nga xam ñoo nekkoon Afrique yàlla may ñu donc nañ ko sant yàlla bu baax te bañ a gëm ay xarfa xuufa yi nekk fi naan ay dañuy génne sarax yi nañ def lii yooyu ñun mënuñu ko gëm ndax bu doon yooyu rek la kon Coupe d'Afrique ñëw na Sénégal ñëwati fi donc nañ te yëpp si cadre football xam ne 11-11 la bal bi benn bal la ñëpp la ronwal donc nag nañ si boole aussi ànd ak dal te xam ni aussi accompagner Lions yi journalistes yi aussi ñi nekk foofu wax dëgg yàlla aussi ñoom ñoo ñu war a mën a jàppale ñoom ñoo war a mën a relever seen équipe parce que boo demee France bi ñuy supporter France da nga naan xanaa France moo mën ci àdduna bi mais am na si ñoo xam ne dañuy dem ba Russie yàkkamti lu gis ay failles diw génn na wala diw def na lii rek ñu siwal ko wax am na yoo xamante ne pour man c'est pas le moment parce que même avant 2 jours avant match yi maa ngi gis ñu naan Mbaye Niang ak copine bi xaw ma lan xaw ma amul soxlawuñ loolu ñun joueur leen mën a motiver la ñu soxla fi mu nekk nii te presse bu nekk foofu ñoom ñoo ko war a mën a def dalal xelu sénégalais yi nekk fii dalal xelu supporters yi parce que en 2002 ñu ngi fàttaliwu le cas de Fadiga affaire ak chaîne boobu ñuy wax daka sàccoon xaw ma lan soxlawuñu yooyu ñun lu ñu mën a dalal lu ñu mën a doole lañ xam nekk ñun ñëpp ci ginnaaw gaynde yi xam ne ñii équipe yi ku leen jàppale du ma nekkat mën nañoo jël coupe bi waaye gëm naa ne tey bu ñu mënul ren itam dinañu mën a ñàdd donc nag ñu ngi commencé tiital nit ñi nañu jàppale équipe bi jàppale coach bi di remercier aussi waa fédération bi ak président bi nga xam ne aussi defoon déplacement ànd ak soxnaam dem ba foofu tamit yooyu dañ koy rafetlu Sénégal lañ fi nekk na ñëpp bàyyi couleur politique teg fële benn couleur moo war a nekk ci kaw muy vert jaune rouge soxlawuñ benn couleur parti politique nañu bàyyi lu ñuy politiquer politicien kenn ku ne gis naa la ngay envoyé message d'accord bu leen neexee mais bu kenn politiquer suñu ndam li vert jaune la ñu soxla Aliou Cissé la ñu gëm capitaine Kouyaté ak tous les 23 yi nga xam ñoo nekk seen ginnaaw di gërëm aussi ñi nga xam ñoom ñoo nekk waa Thiès Dakar liggéey bi nga xam ñi ngi koy def nu ñu mën a innovation bu ñu indi aussi ci Web TV mu nekk lu am solo loo xamante ni du ñu def lu encourager leen ay ndaw ñoo ko nekk ay ndaw ñoo fi nekk ay ndaw ko moom donc du def lu di leen ñaanal yàlla ci kaw ca kanam